salaamaaleykum waa Pikine salaamaaleykum yéen ñi nga xam ne yéen ñëpp ngeen toog si meeting bi tey ji di waxtaan daje bi nga xamante moom la ñu daje en tant que ay artistes ay doomu ndey ay artistes yu nga xamante ne nii tey suñu yaakaar yëpp si art bi ñuy def nii ci lañ ko def di ci yëngu pendant plusieurs années yàlla dogal aussi tamit yëngu bi ñu si yëngu nii ñu am si ay gan yoo nga xamante ni ñu am mérite lañu ci Sénégal ku ci mel ni suñu papa suñu grand frère Idrissa Diop nga xamante ne ni si àdduna bi yëpp tey képp koo xamante ne ni da ngay def musique wala ngay def art en général tey jii dégg nga turam gis nga ay jaloore yi nga xamante ne def na ko si àdduna bi si ajoute également donc li nga xamante ne yéene bu rafet bi nga xamante ne am na ci doomu sénégalais yi ndax tukki na dem na fu nekk si àdduna bi gis na ni nga xamante ne dañuy def art fii leen yàlla tollale si àdduna bi boo dellu siwaatee ci Sénégal gis seen say njaboot say doom yi nga xamante ni bàyyi woon ngeen leen fii ba léegi ñuy jeex fan la ñuy amee lu ñuy dundee toujours sa xol du neex da ngay nekk nit ku nga xamante ni chaque foo toll da ngay am njàqare ak tiis parce que du doon sa bopp moo tax ngay wax waaye ñi tax ngay wax moom mooy njaboot bi nga xamante ni yaa leen njaboote ba pare te ñooñu nga xamante ni yaa leen njaboote tey kenn mënu ci faste xaañt ak moromam ñu ngi daw di dugg ci géej gi ñu ngi bàyyi aar ñu ngi bàyyi lu nekk te loolu nga xamante ni mën nañ ko continuer di ko def mu nekk seen gagne-pain donc ba léegi mënuñu si tedd donc bu ko defee nag da ngay daal di commencer jóg di xool fan ngay mun a jaar ba ñooñu ñu mun a tekki si li ñuy def ba bu ëllëgee kenn du leen xeeb ci li ñuy def ba bu ëllëgee aussi ñu mun a dundal seen i njaboot yow nga mun a am tëdd ak jàmm ak salaam donc loolu moom xam naa moo ko motiver ñu koy massawu coono ci tànk yi nga xam ne yëkkati na ko dox ko ñëw fii ba fii seet si au fin fond de Guinaw Rail nga xam ne ministre du ko def maire du ko def benn autorité bu jógee si wàllu état bi doo leen gis ñuy def lu mel noonu di nemmeeku ay artistes gis nga salle bi nii ni mu toll nii mais terewul mu taal otoom def ci essence ñëw ba fii nemmeeku artistes yi fi nekk pour mën a xam lan moo métti lan moo leen di métti ak lan la ñu bëgg ak fan la ñu bëgg am pour que mu mën leen jàppale vraiment si loolu sur le plan ci côté bu nekk. donc loolu aussi tamit ñu ngi ko siy gërëm bu baax mi ngi ànd aussi tamit ak Mamadou Abdoulaye Guissé man damay wax ne seede bu may seede si moom dama koy faral di wax ne ko soo demoon si biir sëg yi sax taxaw woo ma ñëw fekk la foofu parce que dama ko xam pendant plusieurs années dama ko fekk ci ay difficultés yu bari mu nekk ci Gorée ma fekkaat ko mu nekk ci abondance Gorée ma fekkaat ko ci façon bu nekk fekkee naa ko te bu ma ko fekkee toujours ci ngor laay fekk si moom donc mooy nit koo xamante ne ni dafay jël léppam jébbal ko nit ñi ba pare di doxee ak 0 franc da nga koy gis yi man fekk naa artiste bu mag ñëw taxaw ko mu yor benn billet 1000 francs kese mu jox ko te booba metti woon na trop si moom te terewul dafa jël la mu amoon lépp jox ko toog te loolu laa mës a xam si moom mooy koo xam ne fu mu toll si day dox pour nit ñi ku mel noonu tamit nekk ingénierie def li mu gën a liggéey bi gën a jafe ci Sénégal mooy ingénierie musicale artistique en général xeex fi ay projets yu bari yu am doole yoo xam ne ni fii see Sénégal ñu bari ñu ngi ciy bénéficié wu te xamuñu ndekete ci combat yi nga xamante ni daf ko xeex ci la bokk moom moo ko xeex ba mu agsi fii Sénégal mémorial de Gorée ñun ñëpp ñu ngi koy fàttali tey jii fi mu ne tey suñu demee ba am na yeneen i nit ñu ñëw di ko tiitaroo moom moo nekk à la base ndax moom moo taxaw bis booba yëngatu ba ñëpp xam ne kii kat wax dëgg yàlla am na lu muy yéene waa Sénégal maître Abdoulaye Wade di laajte kii mooy kan loolu mu bokk na si li gën a indi digganteem ak maître Abdoulaye Wade tey ba maître Abdoulaye Wade gis nga tey ñoom ñaar am ñu neexoo lool bu baax a baax tey jii ñoom ñooy suñuy kan ñëw seet suñu fii ci Rail bi FM donc ñu ngi leen di gërëm bu baax di leen sant di leen ñaanal yàlla ñi fi toog fii nag ñëpp ay gor lañ ay jullit lañ ay artistes lañ ñu nga xamante ne nii bi ñu commencé def art yàgg na trop mais yàlla dogal na ci art bi ñu di def nii ñi ngi ciy jóg di daan ba léegi nit ñi dañ leen di dëggate te kenn du leen wan yoon bi fan la nekk pour que ñoom ñu mun a nit enfin jariñ si li ñuy def dafa jot nag wax dëgg yàlla que ñoom aussi li ñuy def nii ñu xam fan ban tànk la ñuy teg seen tànk pour que ñoom ñu mun a vraiment vivre seen art nu mu gën a rafete parce que ñii ay mag la ñu yàgg lañ ñii ay xale lañ ñu nga xam ne ñu ngi doog a dugg si ci art bi kon donc amuñu droit nit ñi di leen seetaan vraiment ñoom comme aussi tamit ñun ñuy perdre seen temps si li nga xamante moom la ñuy def donc loolu rek laa bëggoon def en guise d'introduction juste pour introduire suñu ñaari gan yi
gërëm leen encore une fois santaat leen xam naa ne waxtaan ni ñu koy defee mooy dañu leen bàyyi sama grand Guissé ak sama grand Idrissa mu waxtaan ak yéen su paree ñu jox kàddu ñi nga xamante ni ñoo nekk si biir salle bi ñu bañ a guddal nag aussi itam ñu jël temps pour temps bi bu ko defee ñu échanger parce que mbir mi échange la rek après ñu xool nan la ñuy mën a conclure donc am na ñaari nit ñu nga xam ne ñu ngi nekk fële au fond donc kenn ki ñu ngi jël suñu kii ñu ngi jël note. bu ñu paree après ñoom dinañu delloowaat këyit yi. bu ko defee li ñu fi tënkee lépp ci procès verbal bi. bu ko defee ñu mën ko séddoo je vous remercie. merci. c'est bon asalaamaaleykum mbokk Sénégal maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ñu nekk ci salle bi ku nekk ci turam ak santam di tàmbale ci nuyoo bi nag di ko teg nuyoo bi mu leen di nuyu di ko teg ci loxo Bokar Diop nga xam ne kenn dootu ko présenté ci culture kenn du ko présenté aussi ci hip hop kenn du ko présenté aussi ci ginnaaw raay ak ci Pikine donc may jël nuyoo bi teg ko ci loxoom mais aussi nuyoo bi may nuyoo dama koy nuyoo ci turu suñu grand suñu référence suñu modèle culturel modèle économique modèle humanitaire koo xam ne tey boo dindoon dundam ci musique Sénégal 1 lay doxee donc kon war nañ ko sant parce que il a jeté les bases li nga xam ne tey moo am Sénégal base bi moom la Idrissa Diop kenn dootu ko présenté te tamit pour ngeen gën a xam ci moom tuuti avant may dugg ci waxtaan bi moom actuellement dafa am livre boo xam ne dama koy bind ci moom livre bi ma ko tàmbalee di bind ci moom dama commencé man sama bopp di découvrir leneen ci moom loo xam ne moom waxuma ko parce que yenn saa yi nit ki day modeste ba mu pare soo koy laaj ci yow sax du nangu wax ci waxam ci boppam mais man ay nit ñoo may wax ci moom ba mujjee gi finalement je me suis dit que mën nañu glorifier wu ñun jeunesse bi génération bi mën nañu glorifier wu toog ak moom parce que dina toog jamono joo xam ne soo ne man ak Idrissa Diop toogoon nañu wala waxtaan nañu wala photo nañu gars yi dañu naan non c'est pas vrai parce que c'est ça la culture tey da ngay dem ku mel ni Césaria Evora nga xam ne def na musique ba am ay 70 ans 80 mujj gi tànku neen lay doxee ndax ñàkk moyen mais muy dem ba si yàgg un producteur xool ko gis ko musique bi muy def la morna intéressé ko signé ak moom si maison disque yu gën a mag mu nekk milliardaire ba jënd île bi nga xam ne tey comme ni ginnaaw raay mel nii nga xam ne dañ ko sànni rejeté mu dem jënd ko def ko loo xam ne léegi pour defa nit du fa dugg sax ay milliards ngay fay donc loolu moo tax ñun aussi suñu amee ay modèle de société parce que moom projet de société la ci boppam moom Idrissa Diop premier album bi mu génne en Europe mu ngi ko tuddee Rebelle te Rebelle boobu moom ci la jógee parce que koo xam ne say maam ñu ngi jógee Malika Ngor Kër Tàppe yow am na passage boo ko xam ne boo ko defee yow nii rek nga mën a nekk maanaam bañkat la ba pare sant Diop xam nga boo santee Diop rek gars yi dañ lay dëkkal ci famille Lat Dior mais pour war ne rek deret dafay fort bon donc te culture aussi dafay ci deret lay déterminé wu parce que am na ñoo xam ne tey man am na loo xam ne man boo ko waxee ci man du ma glorifié wu parce que dama naan c'est sama deret la quoi parce que dama bëgg culture sama deret la samay origine samay maam mënuma bëgg lu dul culture sama papa docteur la médecin la woon te da doon jouer saxo jazziste sama rakk Gilles Junior ñu bëri xam nañ ko fi sa waay bi nga xam ne rappeur bu yàgg la macha allah xam na DJ Gilles Junior dafa doon def su ko artiste ñëwee muy animé ñëw jox ko al CDM ak 100 000 francs ne ko dee ma defal promo mu delloo la sa CD ak sa 100 000 soo waxee mu ne la man liñ may fay wal fajri doy na ma sa 100 000 yi téye ko bu dee da nga bëgg defee ne 100 000 yee tax ma di la teg bañ a teg Idrissa Diop yaa ngi nax sa bopp dama liggéey soo liggéeyee lu ñu la war a teg man ma teg la te kenn mënu la ma ci dara donc culture c'est la première forme de liberté maanaam nit bu libreul mënul nekk homme de culture nit bu te liberté mooy li may wax rek dañ naan la àjjanaa ngi nii safaraa ngi nii da nga lay wax nit ki ne safara
ragaluma ko àjjana soxlawuma ko soo ko defee rek libre mais boo soxlaa àjjana ragal safara mais gars yi dañuy jël seen bâton rek di la menacer bëgg la dugal safara bi ngay xaacu si meekul nga si meeko desel yaramu neen voilà lu tax ay Mandela ay Malcolm X ay ñooñu nekk référence su àdduna parce que ragaluñu safara soxlawuñu àjjana kooku nag c'est Idrissa Diop te dama bëgg bés ni ngi tey ngeen def ko seen modèle seen référence foo leen dem di ko tiitaroo di ko bàkkoo parce que moom nag moo fi ne ah sérieusement man damay wax dëgg rek man tollaguma at boobu du ma glorifié gum naan li fi Idrissa Diop def man jege guma ko parce que man ci jàng laa nekk ak ci xeex ci combat je veux d'ici 30 ans 20 ans encore xeex ba culture bi replacer am jotaat place am tey jii culture bi dañ ko noot foofu laay daanele waxtaan bi lu tax ñu ñëw fii mooy culture sénégalaise dañ ko noot tey mënoo dem fenn ci àdduna ma jox leen exemple rek Amérique amul ministère de la culture Amérique industrie culturelle la am industrie musicale la am mais Amérique yéen gis ngeen artiste américain ak lu mu am doole ñuy jël koom-koomu culture bi teg ko ci loxoom amul Michael Jackson moo fa gënoon fort te Michael Jackson citoyen la comme ñëpp nga dem ci ay Lionel Richie nga dem ci ay James Brown nga dem si ñeneen moom grand bi sax bu jëlee parole dina leen wax si expliquer si ñeneen parce que moom a gën a xam ndax moom def na Carlos Santana devant 350 000 spectateurs kii moom lay tëgg ay États-Unis ak Brésil boo demee Brésil laaj leen Idrissa Diop dañ la koy wax nga laaj leen beneen artiste bu ñu coow fi ñu ne la xamuñu ko parce que 350 000 personnes ngeen xam fi may waxee Bokar nag man c'est mon représentant ici à Pikine ci lépp nag même sur d'autres plans moom bu jëlee parole dina si expliquer mais loolu rek laa amoon lu may wax maa ngi bàyyi grand bi Idrissa Diop mu jël parole waxtaanee ci été long mais maa ngi jéggalu jërë ngeen jëf. salaamaaleykum gars yi di leen nuyu di leen sant bu wóor te wér di am mbégte li ma fi ñëw tey pour la première fois fekk leen fii fekk fi suma njóobeen bi Bokar di la sant di la gërëm bu baax ci dajale bi nga dajale gars ñi pour ñu waxtaanee maanaam li nga xam ni mooy mettitu culture bi di leen wax ni gars yi il faut ngeen wake up ngeen get up ngeen jóg yéen ñëpp ngeen xam ne culture bi dafa am ñu ko noot dafa am ñu ko téye depuis très longtemps nag dañ ko noot téye ko di dox ci maanaam xelu nit ñu bari ci fragilité wu nit ñu bari ñu bare ngi dox ci loolu depuis des années yàgg na man bi ma demee daf ko wax léegi bi ma demee États-Unis yàgg naa France yàgg naa fa lool sax mais li ma gën a motiver pour ma dellu si fii pour vraiment waxtaan mbirum culture bi mooy bi ma demee Amérique quoi dama dem daje fa ak ñu bari musicien yëpp tëgg naa ñoom man foofu xam nga ñoom ñu bari ma xool ni ñu organiser ñoom seen culture pourtant li mu wax tout à l'heure amuñu ministère de la culture mais ni ñu organiser culture bi foofu c'est la première industrie buy joxe vraiment di fa dugal alal ju ay milliards yu dafa doy waar loolu ma gis suma gars yi ñoom Akon ak ñeneen liggéey naa ak ñoom Stevie Wonder ñoom producteur Michael Jackson suma xarit la muy Quincy Jones muy ñoomin Narada ñi nga xam mooy ñoomin
Whitney Houston yàlla na ko yàlla xare àjjana ak ñoom Puff Daddy ak ñoomin ñu bari daal xam nga ci ba ci Carlos Santana ak ñeneen ak ñeneen mais ma xoolee ne ñoom amuñu ministre de la culture te dañu organiser seen bopp nag ku laal culture bi ku laal kenn rek laal nga ñëpp États-Unis noonu lay doxee boobu loolu mooy seen doole ñoom together as one la ñuy wax ñoom boo laalee kenn rek laal nga ñëpp donc ma ñëw Sénégal xool culture bi ni ko une partie du ma ni sax ay partie wala yooyu dama naan une partie xam nga dafa wax moom la famille Ndour la dama leen di nettali benn affaire ci famille boobu muy Youssou Ndour mii ak famille am Youssou Ndour bi ma amee 14 ans donc damay jóge Amérique daanu si waat Sénégal fii ci année yooyu c'était dans les années 67 68 69 Youssou Ndour il avait quoi 13 14 ans di fréquenter suñu kër ñun Gueule Tapée ma téye Youssou Ndour papa ji bëgguloon mu papa ji bu boo ko daan jël si ko non man li ma gis ci sa doom yow xëy na yaay papa mais gisoo ko ci sa doom fekk man très vite décelé woon naa loolu parce que daan kasak quoi kasak ay kasak la commencé xam nga Gueule Tapée foofu ma décelé affaire boobu ci moom ci Youssou Ndour papa ji tam na ma mandikat temps boobu moom papa Ilimane Ndour bii tam na ma mandikat tam na ma tuxkatu yamba tam na ma wuyu bandi lu ne wax na ma ko ci époque boobu ma gisoon loolu ci moom wax ko loolu ma ko wax teewul Youssou Ndour bi mu màggee ma jaar ak moom première woyam yi mu jëkk a woy ci àddunaam moom Youssou Ndour mi man mii maa ko bind jox ko mu woy ko donc bu ma demee ba xool fi ma jaar ak moom ak fi mu jaar ak suma famille artistique booba temps ñun ñoo téewoon musique bi fii époque boobu ak xale ba fi nekkoon ak ay baaw baawe kii ay number one kii temps yooyu xam nga mais teewul kenn daaw ko wax dara ci suma kanam moom Mbaye Dièye Faye bi kenn daaw leen wax dara c'est-à-dire c'était suma ay protecteur la ñu man maa doon seen protecteur en quelque sorte ma jàppale leen téye leen bu gaa yi weddee man leen déet kii li ma gis ci moom parce qu'il avait une voix très spéciale ci boobu époque moom la yor baat boobu la yor ba léegi nii bizarrement donc ma taf ko moom Mbaye Dièye Faye suma fii suma côté droit bii bu gaa yi ne du ñu yéeg way man leen kii day yéeg way kii day yéeg tëgg percussion yi sinon ma arrêté soirée bi te boobu temps orchestre bi ma nekkoon man maa doon chanteur principal bi donc bu ma woyolee dañuy arrêté soirée bi day arrêté comprendre nga donc moo tax man leen bi ma demee man yaakaar boobu ma amoon ci moom ci Youssou Ndour bi mu màggee ba yàlla móole ko comme ni mu ko móole ñu ci kontaan aussi di ci bëgg di am contentement di am fierté ci moom ci cheminement am li mu doon ak yooyu yëpp wax dëgg yàlla mais cela ne veut pas dire que mu jël culture bi rek def ko affaire famille la ma defoon ci moom bi mu amee 14 ans loolu laa doon xaar ci moom bi ko yàlla may li mu ko may tey culturellement bu gisee ni man ak Ablaye gisee ni ñu ngi toog moom mi dama kaa gërëm tous les jours bu may nelaw sax dama koy sant moom mi parce que nga booy mëne combat il faut nga mëne ko ak koo xam ne yéen a bokk vision ci combat bi te kii dafa wax benn affaire bu important léegi nii nee na man lu amul lu ma ñemewul wax des fois man maa koy tempérer sax ne ko non nañ waxee nii nañ defee nii ak yooyu parce que xam na mais dëggu bi mu dëggu dafa yàgg ci moom
moo tax ma bëgg ko sopp ko naw ko te ci seen kanam laa koy waxee quoi pour l'histoire dama ko naw gëm ko sopp ko lool gëm combat bi ni mu koy mënee xam nga donc pour revenir à ça pour revenir à waajoo ñuy wooy Youssou Ndour li ma doon xaar ci moom mooy bu demee ba yàlla def li muy def ci moom ma répété waat ko au moins mu defar culture bi loo xam ne acteur culturel yépp muy yéen ñi toog da ngeen ciy gis seen bopp yëg ci seen bopp xàmme ci seen bopp ràññee ci seen bopp waaye tey culture bi dafa am fu mu féete foo xam ni c'est pas normal un pays comme le Sénégal nga xam ni ñun culturellement dañ ñu naw man ñooñu ma tëggal ñëpp dans le monde entier xooluñu ne africain la wala pël la wala séeréer la wala mandeng la wala ivoirien la wala camerounais la du ñu xool loolu dañuy xool le bon musicien que je suis qui joue avec eux xam nga loolu lan moo ma ko may mooy Sénégal gi culturellement li ñu yàlla defal fii mais pourquoi moom Youssou Ndour mu bëgg a akimoo loolu téye ko pour sa famille seulement fàtte leen yéen lu tax mu demee noonu mais waxuma sax du yoon mais dadul c'est-à-dire dafa warul mën a nekk sax parce que moom lay wax léegi tout à l'heure son benn xarit Youssou Ndour bu xoolee ne bu gisee ne sax man maa ngi jooytu dara sax ci musique bi war na waaru ci loolu parce que billahi wallahi tallahi téye naa koy ati at di ci dégg lu ne mais taxul ma bàyyiwuma dara dama ko jàppale di ko jàppale ba mu nekk majeur xam nga nekk majeur ba yàlla def li muy def donc Youssou Ndour tey aujourd'hui comme li mu wax ni SODAV nekk benn structure boo xam ni dafa war a doon structure boo xam ni ñépp ci bokk yam amul xej ak seen yéen ñépp de là jusqu'à là ñépp ci la ñu bokk mais demewul noonu bu ñu waxee dëgg rek te yàlla tax demewul noonu parce que dañuy jël seen esprit boobu nga xam ne moom laa gën a bañ man ci kii culture mooy affaire lobbying yooyu man gëwma loolu culture dañ koy waxtaanee kii li mu xam ñu jox ko ak xam ak yelleefam ci li mu xam yow mii ñu jox système bi ñu jox ko li mu xam jéem culture noonu lay demee donc pour revenir ci Amérique noonu la demee ci ñëpp man Angélique Kidjo c'est une de mes meilleures amies ñoom Salif Keita sax suma doomi ndey la ñoom Tiken Jah Fakoly ñoom Alpha Blondy ak ñeneen ñoom ñëpp samay xarit lañu parce que dañu bokk époque bokk combat yi ñuy mener depuis très très longtemps mais ma leen nettalee ni acteurs culturels yi di vivre fii ñoom ñëpp dañuy yëngu tous xam nga affaire culture warul am tur warul am sant tur yépp ko war a bokk sant yépp ko war a bokk man aujourd'hui comme ni ko suma papa ji waxee Ablaye culture bi dafa féete boor te boor boobu noonu mu féete yéen aussi seen am ngeen ci part de responsabilité foog ngeen di jóg di wax di jóg di wane seen bopp parce que culture bi kenn moomoo ko fi li ñuy wax ni président Macky Sall tous les jours mu dégguñu parce que ñu ngi jot ay tontooma xam nga ministre de la culture bii fi ne xam nga tous les jours mu dégguñu Ablaye Diop bii dara la fi deful loo xam ne artistes yi mën nañ ci ndamoo tey wala acteurs culturels yi ndamoo ci tey comme ni mu ko waxee amul benn autorité bu ñëw fii toog wax mais pourquoi ça vous faites partie de la culture de ce pays-là xam nga vous faites partie
des acteurs culturels de ce pays-là war nañ leen jox seen àq ak seen yelleef damay wax nag benn affaire yéen ñëpp lay waxal bu ñu leen ko joxul da ngeen def comme émission boobu kuy fëgg rek da ngeen naan nii bu ñu tijjiwul nga dajji bunt bi jël li nga moom dem sa yoon déggoo ma de loolu moo fi nekk tey man ci philosophie boobu laay doxee parce que ma tuddee tur Youssou Ndour dina jaaxal ñu bari mais dama bokk ci ñi ko defar man ñi ko defar la waxuma sax ay wayantu nii wala kii dama defar xam nga defar ko ci yu bari mais loolu damay xool benn ma ni mais loolu mënoon xaar ci moom mais defu ko ci culture bi tey mais c'est quoi le problème ba pare bu mu gisee ne nag père mi yaram yu tàng na mi ngi wax kéeg yooyu muy yónnee ay émissaire yónnee ba ci ay marabu ju jóge Touba di ma leen nekk ko li ma seq ak Youssou Ndour man yoonu kenn nekku ci parce que moom papaam di tam fii ay yu bari en 67 68 kenn nekku fi woon xam nga léegi moo tax ma bëgg ngeen yéen ngeen def benn say ngeen def benn tànk ngeen ñëw rejoindre suñu combat parce que combat bi léegi incha allahu rabbi ci kattanu yàlla dañ koy gagné dañ koy téye suñu loxo xam nga ak au service de kii dafa wax sànq lu am importance ñun bëgguñu poste ay postes yooyu ça nous intéresse pas ay jiite SODAV kii nekk ministère ñun yàlla mi ñuy dimbali quoi xam nga donc man am na lu ma leen bëgg a yëgal aussi dama yor benn structure bu ñuy wax Ngor Island studio bi man maa jóge États-Unis bi ma ñu delloo siwaat foofu ma jóge États-Unis ñëw yor xaalis bu bari boo xam ne maa ko gagné sama bopp foofu ma ni mais lan laay def léegi ma ni damay investir dans un studio benn outil de travail ma ubbi ko def ci énormément d'argent là-dedans mu ngi nekk ci géej gi laa ko tabax. booy traversé dem ci kii. avant ngay traversé ci ndox mi laa ko def ci géej ci rocher ci xeer yi laa ko tabax waa ci kaw ñëpp ñu bari dañ fay ñëw stage ak yooyu maa ngi léegi man lenn laa leen mun a jàppale maanaam structure boobu ak képp ku nga xam ni bu nga jàppale sa bopp jàppale culture bi pour mu yéeg structure boobu Ngor Island yéen ñëpp mën ngeen ñëw ñu jox leen quelques jours de studio am na ay beatmaker am na ay y a tout ce qu'il faut xam nga ngeen ñëw ñu jàppale leen xam nga en attendant ñuy gagné combat bi jël combat bi teg ko seen loxo parce que ci maanaam ci mband mi ci culture bi ci ngeen bokk yaa ngi dégg te bu fekkee ni ci ngeen bokk nag te jox ñu leen seen àq ak seen yelleef yéenay jël seen àq ak seen yelleef ngeen teel ko seen bopp parce que am na ñu bari ñoo xam ni parce du ñu leen xalaat mukk ci àdduna parce que gis nga fauteuil bu nooy boobu am na ñoo xam bu ñu ci toogee dafa nooy parce que xamuñu avant ne dafa dëgëroon xam nga boo tàmmee toog ci lu dëgër lu nooy du la impressionné fauteuil bu nooy boobu du la impressionné moo tax culture bi dañ ko war a tegaat au firmament teg ko au service des acteurs et actrices culturels de ce pays-là te vous en faites partie yéen ci ngeen bokk kenn warul leen wax leneen lu dul ñun li ñu moom lii ñoo ko moom te dañ koy jële suñu bopp structure boobu daal ma leen di wax Ngor Island mu ngi au service te à partir d'aujourd'hui te man nag ku ma xam-xam ni du ma waxantu taluma sax ay waxu caaxaan yooyu foofu mi ngi foofu Ngor léegi naa bàyyi suma yëpp ak Bokar ku ci am looy def rek tu m'appelles tu viens ñu ubbi le studio bi nga def li ngay def tu prends tes bagages voilà kooku daal c'est ouvert pour des gens comme vous quoi
voilà ma leen di sant nag di leen gërëm di leen bëggee di kontaan lool li ma ñëw gis boppu kaña yeeg boppu gira yeeg boppu mbott yeeg yooyu quoi fii ci biir mi ngi xàmmee naa ko gis naa ko bu yàgg. ma ne ak Najib waaw boppu naar boobu. voilà naar pour waaw mi ngi noonu donc yéen daal di leen vraiment di leen gërëm di leen il faut ngeen am la culture de gis ne quand tu tombes boo daanoo 8 fois relève-toi 15 fois déggoo ma de quand tu tombes 8 fois relève-toi 15 fois pour marcher tout droit kenn ëpp leen fi àq ak yellee. waaw da leen a jàng di remercier sama grand bokkat moom laay gis toos aussi ñu ngi lay ziar bu baax a baax waaw man nag dama fay teewal du man artiste bi kese mais dama fay teewal tamit ginnaaw raay yëpp parce que man maay président artiste ginnaaw raay bépp rappeur bi fi nekk waaw man la ko yàlla jox waaw dëgg yàlla waaw di wax ni aussi kaddu gi dina gudd du gudd parce que yow moom man dama lay remercier bi ma lay remercier mooy Grand Laye yow da nga yàgg jàppale ay jeunes yoo xamante ne man xam naa si dara père moom maa ngi koy doo gis moom sama dund quoi maa ngi koy doo gis mais dama koy suivre dama koy gis si YouTube bi damay déglu ay son parce que man ñoom laa ëpp di déglu ay moom ay Jogal Saaxo donc rappeur la mais ñoom laay déglu lu si ëpp ay Omar Pène ñoom laa ëpp di déglu yow dama lay remercier bi ma lay remercier mooy da nga yàgg jàppale ay jeunes man ma gis ko Babacar Diouf man moo tax ma xam la mooy sama manager moom moo fi jógee léegi moom moo tax man ma xam la dama doon ñëw ba sa kër fële Parcelles waaw dama fa doon ñëw alors di wax ne aussi ñun daanaka li ñuy xeex mooy lii la man boog lu may xeex man ginnaaw raay damaa dem ba lii may xeex nii ba sax maire commune bi moom bu fi toogoon dama koy wax man sama objectif lépp sama xalaat lépp mooy nekk fexe nu artistes yi xamee seen àq ak seen yelleef parce que man mii di wax ak yow nii tey bi ma demoon fi ba am fi benn voyage bu ma waroon dem ba ma la woowee da nga ne ma di ut affaire attestation da nga ne ma demal SODAV bi ma fa demee ñu laaj ma samay documents et tout ça ma protéger fa samay œuvre samay son ba nii ma lay wax ne loolu xam nga ban at la ba nii ma lay wax ne sama carte mënul génn mais bi ma soxlaa attestation dañ ma ko jox léegi ma ne leen yéen nan la carte mënut a génnee ba pare yéen ma soxla attestation ngeen jox ma affaire boobu jaaxal na ma trop wax dëgg fa yàlla bi fond Covid yi jotee tamit da ngay jékki-jékki ñu envoyé la message ne la da nga war a ñëw jël 126 500 xaw ma lan ak expliqué ay détails ba nii ma leen wax daw ma fa donte ñun ñoo ko moom mais di leen wax ne ñun ñu ngi seen ginnaaw man boobu en tant que président artiste ginnaaw raay man maa ngi seen ginnaaw waaw te lii nii yaakaar naa ne kii li may wax xam na ko ñun duñu dox si caaxaan xamuñu sax waxantu su nekkee loolu rek moo ko tax a jóg pour jàppale artistes yi ñun amuñu si tànk ginnaaw boo leen di xaañante woo leen ñun ñooy nekk si kanam parce que ñun loolu lañ gëm waaw loolu lañ gëm lu may wax lu nekk si man laay wax man du ma waxantu parce que Cheikhou Tidiane lu nekk si man laay wax waaw di leen wax ne rek ñu ngi seen ginnaaw lépp loo leen mun tamit si jàppale artistes yi ngeen def ko tons tamit ñu lay remercier bu baax encore une fois parce que tamit yombul. den wax ni ñoom bi Ceki Mali la nekk Kimpi Koona ginnaaw raay dem fierté ci jàkkaarloog Pierre yaakaar naa ni ba ma lay déglu boobu Nicolas mu ngi RFM man moom rek laa doon déglu quoi Nicolas dëgg fa neex yàlla te su ma la bëggee moom moo tax ma bëgg la waaw bu baax ak maa ko xam invité na la di développé ci yooyu garaaw am na lu mu jot a expliqué ci sa histoire am na loo expliqué yow tamit ci sa histoire ci seen diggante mu nekk affaire boo xamante ne aussi dafa mel ni comme man ni ma mel ak sama papa waaw am na yoo xamante ne nag maanaam dégg rek nga ci mën a am mu yem ci yow mu tuuse la ci sa xol quoi waaw mais damay wax ni daal kontaan naa ci waxuma ñëw bi nga ñëw ci ñun mais ñëw bi nga ñëw ginnaaw raay waaw kontaan naa ci bég naa ci te am nañu fierté loolu sa ginnaaw combat bi nekkul seen combat suñu combat la man nekk naa nit koo xamante ni soo ma woowee ci ay bant rek woo nga lawbe ci yat parce que samay tëni laa fi ñëwee si comme ça menuisier awma samedi awma dimanche anyway anytime maa ngi jóg
live gaane bi laay dund quoi. mais lu jëm ci wàllu musique ku ma ci woo fii ci ginnaaw raay ba ma fekkoon may nelaw sax damay jóg ñëw xar ci sama tànku tubéy. yëpp liggéey bu may liggéey menuisier bi yemuma ci defar ay meuble ay porte ak yooyu mais dama ci créer ay art yoo xamante ne ci loof bi ma loof musique di ci defar ay micro ay cax ba buñ ko exposé boo xool da nga yaakaar ni tubaab bee ko liggéey. comme li nga xamante ni yéen moom ngeen di xeex di ko fayal ñun pare nañ. daanaka Dave li mu wax maanaam mel na ni man moom laa wax parce que moom fu mu waxee rek dañ ne Ciki Money wax na. yemaan boo ko sànq bi wax sa waay bëgg mani moo tax amul samedi amul dimanche mais di wax ni daal père kontaan nañ quoi kontaan nañ man su ma gisee ku ma bëgg samay wax samay kàddu day mel ni dañ koy téye mais daal dama bëgg naa daal waaw kontaan naa combat bi suñu combat la waaw fête de la musique bi aussi fii ci ginnaaw raay. asalaamaaleykum maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp ku ci nekk sa tur ak sa sant bon man nag genre réunion yi bariwul lu ma ciy participer. mais ba ma bookar ne grand laay gisee la est-ce que dégg nga wax ji dama cee sawar pour ñëw parce que man dama lay suivre bu baax à travers Omar TV à travers artistes yi daan naa àndal sax ay artistes foofu comme ay Pinal Gang mais toujours damay gis yow bu ñu ñëwee ñi ngay recadrer waat artistes yi teg leen ci yoon artiste day ñëw sax c'est vraiment li ma lay wax nii man loolu lu ma leer la artiste day ñëw du yor dërëm ñëw ne ko grand nangam xam nga bu dugg ñëw lijjanti la nga dem kon kooku bëgg na maanaam art bi avancé te du séntu ci yow dara tamit quoi loolu dama koy wax quoi te fii Pikine dañu soxla grand man dama koy wax comme genre nit yu mel ni yow ku am fit est-ce que dégg nga wax di ñëw pour teg dara pas pour moom kese mais teg dara pour ñëpp est-ce que dégg nga wax di bon moo tax nag ba ma déggee wax jooju bookar ne yow yaay ñëw man dama ci sawar ak fierté parce que yàgg naa la suivre quoi malgré nag xëj na miinoo sama xar kanam mais yàgg naa la suivre quoi di la wax aussi tamit man moom maa ngi sa ginnaaw man maa ngi sa ginnaaw personnellement ak ñi ma xam ak ñi ma tout le monde daal ñun ñu ngi sa ginnaaw quoi parce que li ñu bëgg mooy maanaam affaire yi données yi dafa war a changé ñun ñëpp ay man mun naa ni presque j'ai 50 ans te aar bi dundalu ma du yoon aar bi dundalu ma fu mu toll nii leneen lay def pour dund en même temps di financer waale sama aar est-ce que dégg nga waa ji dafa jot nag aar bi ak milieu culture bi am genre nit yu mel ni yéen yoo xamante ni day ñëw taxaw artistes yi artiste buy doog a judd tey ak artiste bi nga xamante ni moom la ñuy wax moo nekk ca kaw ñu yem au même pied d'égalité. maa ngi ziar waa salle bi yëpp waaw nekk artiste comédien di sant ñëpp nag di jaajëfal Def waaw wax dëgg yàlla ginnaaw yàlla su ma teewee fii moom la quoi di jaajëfal waa kàddu askan wi di ko tàmbalee ci bopp ci Babacar Diouf Def mu nekk koo xam ne ku baax la wax doona toog sànq kër gi mu ne ma nan ànd réunion may xamal mbooloo mi ne nit ku baax a ngi nii toog yàlla xam na ko lu mu nekk dama ciy woo man artiste comédien laa ñu naan ko Njaay Bawol comédien ma dëkk Touba yàlla def tamit ma fekk fi ay jëm yu baax ñu jàppale ma ci lépp nag waaw ñoom xam nañ mu baax a baax waaw di wax ne fii maa fi gën a nekk ndaw waaye kàddu yi yëpp am na solo di jégalu tamit ci kàddu gi may jël di ko wax ndax damaa waroon a toog rek croiser si déglu leen waaye lépp rek bu jaaree ci yoon rek dañuy xam ne lii yoon la quoi ndax secteur bi dafa feebar secteur art bi moo feebar waaw daa feebar carrément muy ci lépp nag muy ci théâtre bi muy ci musique bi muy ci tëgg bi yëpp ndax ñi ko war a yor ñoom lañ ko joxul ñi nga xam ne si waruñu kaa laal ñoom lañ jox mbir mi day am problème quoi kenn ku ne fi nga xam ne ak li nga mane suñ la ko joxoon affaire day yomb loolu problème ki jàngut boo ko joxee benn passe ministre yow da nga koy lor quoi ndax jàngut ki jàng boo ko joxee dana xam moom lan la ci war a def suñ papa yi ay Idrissa Diop c'est la première fois maa ngi koy soog a teg bët waaw yàlla xam na ko
man nag dama lay bëgg nag bu baax a baax sama benn gannaaw bu nekkoon koñ ba da daan diglu say son man ci laa la xamee sama benn gannaaw boo xam ne dañ daan toog nii bu daan diglu say son man ci laa la xamee maa ngi lay soo gis di la ñaanal rek di ko ñaanal ñëpp sax waaw lépp lu mu fi sumb rek yàlla na ko yàlla mottali ci jàmm ak ci salaam waaw di leen sant ñëpp